salaamaaleykum mbokku Trifis yi salaamaaleykum mbokku Prestige Thiès ñu ngi fii ci seen émission bu mag boobu nga xamante ne mooy émission dawal bi nee naa la dawal bi mooy émission bi nga xamante ni lépp loo xamante ni day am ay lënt-lënt wala ay lëndëm la ci biir course si seen émission Prestige lay xewee. tey nag ma ànd si comme ni ma ko daan defee rek sama mag sama xarit sama doom lay ñu ko wax Bokar si. Gora maa ngi lay nuyu di nuyu waa Thiès Prestige yëpp di nuyu Thiès Sénégal gépp ñooy nuyu di leen comme ni nga ko waxee ñu ngi si émission mag bi émission bu Thiès Prestige jox bopp. muy émission dawal bi Gora. ñu jógee si 8e journée dem si 9e journée incha allah rabbi. ñu jógee ci 8e journée ñëw si 9e journée. mu nekk journée boo xamante ni dana bari lool enjeu. ndax say diggante groupe 2 groupe 1 la ñu taxaw foofu daat fa def li nga xamante ni mooy. maanaam boole fas yi groupe 2 ak groupe 1 loolu la ñuy wax fusion waaye suñ jógee ci loolu ñu dem ci 3 ans yi nga xamante ne seen coow daa yàgg a bari tey nag ñi nekk fukk ak juróom maanaam 15 si diggante ñoom Alpha Ndiaye ñoom Laaw ñoom Sanu Sall nga xamante ni nii 3 ans yi nga xamante ni nii defuñu départ volontaire yëpp daanaka tey jii la ñuy soog a yemb ndax Maguette Diop ñëw na Sanu Sall ñëw na jéey na ak Alpha Ndiaye ànd nañ ñëw Laaw mi nga xamante ne moom tamit dafa bokkoon ci coow li bi mu ñëw am lu ko manqué moom ak Sanu Sall ak Alpha Ndiaye et tant d'autres ay ñoom Amine tey gis nañ ni fan yi Amine li nga xamante ne nii moom loo commencé di daw moom tamit ñëwaat na ñi ñëw tamit ci groupe C bi mu nekk jëkk Dooke Ndiaye moom tamit ñëwaat na borom coow nga xamante ne Ibro moo ko indi nee naa la Ibro moo yoroon Mami Ndawa moo raw ci béti baaw kooku nga xamante ne bari na ay première moo yoroon kutunu nga xamante ne ay première mënuñu koo wàññi tey jii soo ñëwee ci Amine nga xamante ni booy daal yi moo ko yor instant bii ni ñuy wax ak yéen nga xamante ni macha allah booy bi mën a liggéey la mu jógee ñu ñëw si groupe C yi moom nga xamante ne mooy catégorie bi nga xamante ne mooy toujours ak kii raw ndax gars yi sampoon nañ dënd fas bi nga xamante ne mooy bel bu Abdou Khadre Mbaye jili nekk doomu Rose nga xamante ni nii yaayam moo waar xoos nga xamante ni nii kooku deret ci moom la fekk baax soo ne Rose sa xel dem ci Nas Junior sa xel dem ci xamante ne mooy Daaru Xudóos sa xel dem ci ay ndaanaan yu bari ñoom xuree ja ñoom nga xamante ne ñoo bokk benn catégorie bu ñuy daw mu nekk catégorie boo xamante ni nii Bokar ku si carte rek mën ngaa jum mais Bokar suñ jógee ci loolu 2 ans lañ jëm 2 ans yi amoon nañu gan amaan nañu ay gan am na benn fas bi programme bi lañ jotagul Gora waaw am nañu ay gan daanaka 2 ans am nañu ay gan tey ni ñu bëree sax taxu ko bari nag taxu koo bari noonu quoi 2 ans moom taxu koo bari noonu waaye 2 ans ko ñu wax rek fas yu jàng daw rek la dañuy jàng daw rek la nee na fas moom bu lay mën a xam ne si catégorie la ñuy xam daw si loolu moo doon programme bi Gora tey rawante bi ñu génn rek la ñuy def tuuti benn analyse bu ndaw ci naaru góor yi ci naaru góor yi passé Dalinkoor moo raw Dalinkoor Ibba Baaw Kole Baaw gars yi génn moo si dalu Gora Serigne mu doon si entraîneur boo xam ne jar naa encouragé ndax génnoo lañu ko dawal bi ba gars yi ne Dalinkoor noppee naa raw naaru góor yi kay bu ñëw fàllu war ko loolu naan petit bu rey gaynde le Messi mooy numéro 10 bi numéro 10 mooy soog bu dëggal boobu keroog mu rey xam lu wax Gora mais koo koy may mu ne may naa bépp soog bu 10 may naa maa ngi koy may bépp soog bu 10 la man ni leen gëstu ji bu ñu wàññeeku ngeen ñëw war. def leen wàññeeku ngeen ñëw war da leen ñaax foofu de. da leen a ñaax deuxième bi. nekk Real. troisième Major. quatrième Dardas. cinquième Maxafa def ko rentrée moo def ko rentrée loolu noonu la naa la ko tëddee. moom la naa ko tëddee foofu dañuy taxaw tuuti. nuyu sunu xarit sunu nijaay Alaaji Doroli. ca Italie. nga xamante ni moo fi indi woon dana kër. nekk doomu Zamindar Gondes. waaye dama am lu ma seetlu Bokar ci Major dafa am benn wajan bu ñuy wax Dabro Suka elle est née en 1994 moom mooy yaayu ki nga xamante ne mooy dana kër nga xamante ne boo gisee Major rek sa xel day dem ci Dabro Suka mi nga xamante ni ay courses yëpp pratiquement da ko doon defee en Italie waaye Bokar ci kanam tuuti de am nañ gan gu mat gan koo xam wax si course war naa wax si course ku sa papa Ndiaw ma ko du Diop man 1978 étoile filante moo ko raw grand chef en 1978 ñàmbi jéey moo ko tulli 40 ans loolu du hasard moo ngi ko rawee ca Kaolack koroog Modou gisee ko war entraîneur bu ñuy wax Cheikh Ndiaye moo ko doon préparé waaye moo ànd ak Sitor Senghor moo ànd ak Liiru Jaan bu Alaaji Wayna Jeng waaye kër googu gañaa dafa yàgg
ndax étoile polaire fa la doon jógee waaye moom nag mu ngi bekk ak benn ndey ak benn baay ki nga xamante ne mooy bis bintu wañ bu Amadou Sam wañ ak ndey xadd gay bu alaaji màgg Grand Moulin borom benn laam nga xamante ne moo raw ñetti grand prix benn lamb alaaji Maguette Gueye nee naa la boo nee njaw ma kodd Jóob rek sa xel dem si Thiès waaye boo nee njaw ma kodd rek sa xel dem ci kajoor yëpp nga xamante ne boo demee kul rek kajoor fa la fekk baax nga xamante ni diggante Kër Masamba diggante Mbufta diggante tund woowu yëpp képp ku soxla këyit rek kul ngay jëm ñun ñi ay kajoor lañ kon xam nañ ful waaye soo nee njaw ma kodd sa xel dem si bàcc Jóob Samba Kura yàlla na yàlla seral ay xam borom na koy Jóob 2 borom na koy 1 borom ki nga xamante ne mooy tonton Cristobal étalon bu mag la woon borom Idrissa Seck maire de Thiès borom Mam May Muna léegi borom Diané nga xamante ni tey jii ay gagnant yi nga xamante ni nii juddulu na leen rek doy na ndam donc mu la kër dama génn gis Maguette Diop kii Amina Diop ma kodd Amina Diop ma kodd sama xel dem ci Diané sa xel dem si Diané ci ndeysaan waaye mais c'est normal ok Ndiouga Fall daw si na Ndiouga Fall Ndiouga Fall daw si wax dëgg yàlla xel yi dellu war nañ ci Bac Diop nit dina dee nag ni mu leen suul lépp sëf jëf Bac dem na waaye bàyyi na fi lu baax dëgg fa yàlla nag waaw noonu la war a mën a mel nag fu mu bokk la ku si nijaay njama kodd rek ngaa mën a wax dëgg yàlla ba ñu koy tàggatee ba léegi borom gañaay yi kon xam na ni yàgg na borom way ne jeng borom dëgg la bi laay dara di fen bu góor a nga xamante ni koro bi mu génnee rek nga xamante ni àdduna def lu baax moo am solo nga xamante ni yàgg na jëflanteeg nga xamante ni mooy professeur Bao ndax ci étalon bu mel ni ñoom Magic Apple ak yooyu yëpp loolu boo si defee seetlu rek nga xamante ni diggante bu yàgg la ndaxte seen maam ñoom sant la tuddoon sant moo jur Amina Brodo waaye sant nag doomu Vanis la woon Drasberry Orcol Vanis waa France ñoo ko joxoon waa Maroc bi mu bàyyee daw nag la ñëw Sénégal fii en 1994 mooy papa ñoom jàmbaar mooy papa ñoom Fatilan bu professeur Sakhir Thiam vainqueur Grand Chercha 2000 par Pam Ning nga xamante ni moom moo jur Amina Brodo doomu Peter la woon benn xel Berry Rocket nga xamante ni Peter nee naa la moo nekkoon kër Omar Bao professeur moom tamit c'est un pionnier professeur Omar Bao maître Moussa Mbacké professeur Sakhir Thiam docteur Sow docteur Fall nga xamante ni ñoom ñoo seqoon loru ko góor loolu jàggal ma def xam nga guus gars yi ñoo yaakaar guus fola te ba géej naa nga lim fi ñi ngi ñu ay cadre la ñii ay ancien ministre lañu ñii ay professeur la ñii ay médecins yu mag nekkoon si ministre de liggéey kon guus man ni ma dégg ñu koy waxee guus boo xoolee ay noobu da nga si nekk góor a waaw mais Tyson bu Badaloo buy ñëw dafa amoon sponsor leader la amoon buy ñëw da nga daan gis robe bi niñ ko sàngee nga xamante ne tey jii nii tey Tyson dañ ko sponsorisé boo nee docteur Fall docteur Sow ak docteur Bao ñoo ñetti docteur yu mag yooyu nga xamante ni nii ñoo sekkoon élevage tey jii ku mel ni Loroko ku mel ni Terambo ku mel ni Beau Sarli ku mel ni Peter ku mel ni Sarpar foofu lañ jaar tonton Yves c'est bi xotaan la juddoo doomu jéeri la woon nga xamante ne moo ànd ak Lala Cat ak Baba Der ak jàmbaar nga ñëw ci ki nga xamante ne mooy xawaa bu Dominique Abrussi soo nee Dominique Abrussi sa xel dem si Fat Seck Kumba Lamba sa xel dem si waa Tëngéej yëpp nga xamante ni gañaa yàgg naa jógee Tëngéej Zordu Gafari almaami bu Zordu Gafari am na fas foo jógee di safal foofu lay nga xamante ni ñi ngi siy félicité sunu xarit sunu mag Ibrahima Sall ñu ngi ko wax Ijam nee naa la xale la boo xamante ni nii jàmbaar la yàgg naa sonn ci course waaye c'est normal mooy li ma la wax rek baayam kajoor la ndax soo nee kajoor rek sa xel dem ci Ablaye Gueye Valda borom Malaw 1 Malaw 2 Malaw 2 moo raw grand chef de l'État 1994 hippodrome vélotique bu Dakar korog nee naa la Malaw bi muy dem mu ngi fa bàyyi papaam ak yaayam daal di dem grand prix chef de l'État daal koy raw Alaaji Demba Sama nekkoon ca préparateur physique ba nga xamante ni nee naa la Tëngéej gañaa yàgg na faa jóge almaami bu Zordu Gafari Tëngéej la dëkkoon waaye Savre au clair maami ñoom toi et moi Tëngéej la dëkkoon tey jii nii fas yu bari yoo xamante ni dañ leen tudd ne almaami papa Ousmane Dag yor na ko raw na si Grand Prix Thiès xam te ne moo njëkk a raw Grand Prix chef de l'État Sénégal 1965 nga xamante ni loolu noonu du ay jaaxal. sama xel dem na si Youssou Ndiaye ndax maam moo njëkk a raw Grand Prix 1965 ndeysaan ak ñoom Bari Diagne ak ñu ñëpp ndeysaan seen maam la woon moo tax ba leen topp fas li nga wax deret du fen nit ki moom loolu nàmp rek moom ngay tàqamti ko wax dëgg yàlla quoi góor a Youssou Ndiaye dañoo mus a am waxtaan bu ñu def ci koom
ak ci Bura. wax nga fasam. koom doomu Ndey Njaay la woon. nga xamante ni ñoom ñoo ne Ndey Njaay doomu loru koom yi wax nii la. nga xamante ni koom jamono boobu moom ak salaamaaleykum. asalaamaaleykum moo nekkoon ma ngi mën a nag doomu Kadrin la woon. Galdum Karo Fortino Grisoroven waaye asalaamaaleykum moo nekkoon doomu Abo Sofiane ak Garmi nee naa la bàcc Samba Kuro moo ko moomoon. tey jii nii bi mu ko joxee professeur moom la boole ay ñoom Ndey Njaay Ndey Bunaama ak ñoom Mam Bassine bi mu demee fekk sëñ Moussa Mbacke moom it nee naa la pionnier la di soo ko jox professeur ki nga xamante ne mooy Levon Los doomu Darsaan si lay xaayat ni viif na ba Nasrullah mu jël ko teg ko ci Mam Bassine mu jur Linguère bi waaye avant loolu Mam Bassine bi muy ñëw dafa indaale jàpp ci fas yu ñuy wax Gireen Rowen bi mu juddoo muy Ndaama professeur daal koy jël tuddee ko Ndaama kon nee naa la ajoor yi yàgg nañoo def ci course kon Ibrahima Dioma Kodou tey ji suñ ko dalalee rek war nañoo mën a dalal gan parce que deret la boo xamante ni nii du ay caaxaan le sang ne ment pas dëgg la góor le sang ne ment pas Bokar dëgg la noonu góor léegi wax course moom ku ne mooy lay wax rek fii émission dawal bi la dañu fi invité supporter dinañ fi invité borom fas dinañ fi invité entraîneur dinañ fi invité zoog si kattanu yàlla petit bi rek si dina ñëw fi Fallou maa la ko wax de moom même bàyyi ko jëli bàyyi kooku moom Mbaye laa yónni jël li ma ko. mais Dio Mouhamed Mbaye picc mu rey gaynde dina garaaw. damay xalaat Mouhamed Mbaye daal koy boxoon rek daal koy mer rek daal koy dugal si bi ndax booy bi. gi ngeen toll noonu daa mën a wax de. non ma da koy day nekk si daa mën a wax mais nag fi mu toll nii. Pape ñi nga toll woon na fa. dëgg la. Alpha Ndiaye toll woon na fa. Alpha Ndiaye toll woon na fa Mosina Seck toll na fa. Alpha Ndiaye toll na fa. dëgg la nga xamante ne Alpha Ndiaye nee naa la. moom lañ tuutee Alpha Ndiaye mel na. dëgg la le cheval le plus mu nga xam te mu ëpp deret ci Sénégal. plus s'en est élevé au Sénégal. waaye c'est normal. ndax yaay Dorobe mooy demi sans Mikado. Dorobe nekk 3/4 saay-saay. Dorobe moo jur caat Dirianke muy 7/8 baron. Dirianke moo jur caat muy 15/16 Arcadix. caat moo jur ki nga xamante ne mooy Tabara. mooy 31/32. léegi 31/32 nag boo ko jëlee tekk ci ki nga xamante ne mooy Léon de Sassonia nekk doomu Algérie. nee naa Léoni daw na Italie. raw na 3200 raw na 2200 raw na 2650 mètres. raw na distance bu nekk moom doomu Algérie jooju nga xamante ne ni boromam moo ko doon waral boppam moo ko doon defal lépp. ñu indi ko ci réew mi. teg ko ci nga xamante ne mooy Tabara. ba Pape Seck. xam te ne Pape Seck. moom Tabara. tey jii gañaa yi fi béy yoo xamante ni bari nañ leen Thiès la ñu judd Thiès la ñu juddoo. dëgg la c'est normal Thiès daa fekk baax course. dëgg la yàgg day dëkk cosaan ci course. dëgg la góor comme ni nga ko wax ñuy waa dalal suñu gan nag. ki mat gan. wax Ibrahima Dioma Kodou. war ko wax si course. bu ñu ko tuddee rek war nañu koo tudd. course papa rek. Dioma Kodou Diop day na adresse si course. waaye koo bokkal. Ibra Diop Kapelo. Ibra Diop. nee naa Linguère lépp lu mu def ci mbayaar. kenn jotu ko fàtte. dëgg la Linguère Ibra Diop moo ko yoroon moo lépp lu Linguère def rek. et puis en 1980 bi Mami Samb ba Ibrahima Samb di raw 80. étoile filante moo ko deuxième. dëgg la kon tuuti rek. étoile filante daal di doublé Grand Prix Delta. di nuyu wax xaytam nag. parce que ku gërëmul nit doo gërëm yàlla. muy Idili. nekk sa Angleterre. kay dama ko woo di ko ay wax ay waxu Birno ak Teg. mu jox ko Ibou Sarr. mu may ma ko góor pour sama fas. kon nit ki maa ngi koy remercier. di ko ñaan yàlla lu mu mën moo ko xam yàlla na ko yàlla defal jàmm. waaye nag góor ma wax la lu gàtt. si bariwul si nga course yi. fi ñu jëm nii du yomb de góor. non mun dimanche ak lu bees li ngay gis. mais loolu mooy yoon. xam nga propriétaire dañoo bari. dëgg la ku mel ni Mouhamed Mbaye tey jii nii bu ñu demee bas kanam daa war a dëggal boppam. non day jënd fas. xam nga ñëpp ñëw jàpp si ku mel ni Ñambi Dieye. nijaayam lañ tuddee Idrissa Seck bu bàcc Diop. wax dëgg yàlla raw na fu ne. nga xamante ni Idrissa Seck. Grand Prix la rawul doomu Grand Prix la rawul. maa bokk ak tonton Yves Diagne. loolu dooy caaxaan. doomu Bideur. maa bokk ak Amina Brodo. loolu dooy caaxaan. dëgg yàlla war naa nga xamante ni nii war naa jënd fas jënd naa waaye Idrissa Seck Abdou Gadiaga moo ko yoroon. Abdou Gadiaga. moo raw Grand Prix 2004. ci biddéew bu faax.
si moom ak dig korog moom ak buraax seen rawante bi ñaawoon nañu. waaye Abdou Gadiaga moo ko yoroon. moo raw ci Daara Salaam. 2016. waaye fas yi ñu wax ak yéen nag Abdou Gadiaga mu nga yor fas yu ñuy wax Mazor. bu professeur Sakhir Thiam. sa xel dem ci Doroli. waaye Mazor noonu la mën a mel. ndax yaa ji mbenn doomu Kadrine la woon. soo nee Kadrine sa xel dem ci Babater. sa xel dem ci Altaay. sa xel dem ci Xarisa. te ji bari na ay gagnant yoo xamante ne ay doomu Kadrine la woon. waaye foofu la ñuy taxaw rek. ñaanal maître Moussa Mbacké Gaynde Fatma. yàlla yokku aw fanam. ndaxte pionnier la. moo fi indi Absa Waalo. moo fi indi Kadrine. moo fi indi Lobon Los. moo fi indi Xaafat Ool. moo fi indi Dakar Style. moo fi indi Kéemaan. bari na ay étalons yoo xamante ne tey jii buñ ko doon lim ci réew mi. duñ fi jógee. mais xam naa nag li ñuy def mooy dañuy dalal rek. sunu gan ki nga xamante ne mooy deret du ay caaxaan. bokk si sunu gan nooy waaj a dugal noonu. waaw comme ni nga ko waxee rek di dalal sunu gan Ibou Sarr moom la ñuy xaar incha allah mu dugal ko léegi Ibrahima Diop ma code nag. soo ne Ibrahima Diop ma code sa xel dem si mbapat yi ndax mbapat yi moom xam nga ni moom li ñu gën a waxtaanee moom sax mooy si course mbapat yi parce que xam nga mbapat dafa boo xool dafa naayoon saay. lu ñu war a delloo si course yi lu mu war a indiwaat la si course yi affaire yooyu noonu loolu la ñu bëgg a waxtaanee moom mbapat yi incha allah rabbi. comme ni ma leen ko waxee woon dañoo am gan na tey gan gu mot gan muy Ibrahima Diop ma code ku wax Ibrahima Diop ma code sa xel dem si Ndiaye ma code Diop Ibrahima Diop. ñu bàyyi la nga nuyu Sénégalais yi nga nuyu waa Thiès Prestige yaa ngi nii Thiès Prestige. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Thiès yëpp. nga xam ne fi laa juddoo fi laa yaroo. comme ni ngeen ko waxee sànq damay déglu première partie bi. sama yaram dafa daw. vraiment Mor Thiam yóbbu ma fa sori si mbiru. Ngóora Thiam du moins yóbbu ma fa sori si mbiru course daal. vraiment def nga comme ni ngeen ko waxee. Ndiaw ma code mooy sama papa. ñu judd si yaroo si. duma xale parce que ku judd 67 doo xale. ma fekkee course yu bari. parce que man sama fasu papa yi defe naa bu weesoo ndey bu naama. ak ñoom faraxat yi. ñoo ma raw mais li ko dalee si ndey bu naama 2. ba si tey ziir. ba wàcc suuf yëpp fekke nañ course. ñu ngi nuyu waa Thiès yëpp te den xamal ni Thiès dëkk course bu mag la. tey bu nee Thiès sunu xel dem si Baye Ali Ba borom melax. bu nee Thiès sunu xel dem si Baye Doudou Gueye papa yi ñoom As Camara moo ne moomoon caane Sam ak ñoom Jogomaay boo nee Thiès nga dem si sa xel dem si Iba Diop festival borom Chérif Touba xam nga ak ñeneen ak Baye Njaxat Gueye Baye ñàmme Njaay mii ngeen tudd sànq nag mu njëkk a raw Grand Prix chef de l'État Ahmed Ndiaye bu Njaañ nekk si nekk magu Baye Samba Ndiaye moo waroon fas wi kookoo njëkk a raw Grand Prix chef de l'État 65 donc vraiment tey suñu xol sedd na tudd ngeen ay pionniers yu mag daal si Thiès. waaw Ibou Sarr waaw nga juddoo si course màgg si course wax Ndiaw ma code kenn la président du Sénégal nga am ay projet ngeen di wax lu nga bëgg a deqalaat course mbapat projet la ñu bëgg ñu waxtaan ak parce que loolu moo war a ñu invité fii Thiès Prestige. waaw dëgg la loolu dama koy sant xam nga man benn moment dama jëloon recul. si mbir ci course. dëgg la. parce que booy xool maa ngi gëj a seet bi Tëngéej arrêté rek laa gëj a dem course donc bu may bàyyi course daanaka si ñoom yaay jéey ay ñoom ñooñu laa mujjee seetaane course xëy na yi ñuy tuddee sama papa ma ñëw rek. mais bi may suivre course daal si ñooñu laa ko mujjee suivre Idrissa Seck ak ñooñu. donc man football bi la ma Thiès gën a xamee parce que tey niga bu nee niga Thiès man la. defe naa pas ñëpp xam nañ ma si football. mais nag si course laa juddoo mooy sama domaine. maa ngi gërëm nag Mara Mbaye mi ma delloo si course. ndax Mara Mbaye moom laa dajal suñu kër toog di waxtaan mu ne ma da nga war a ñëwaat ci course. ba dugal ma éco des hippodromes fa laa njëkk a duggee dem seen galop ak ñoom weccoo xalaat ak yooyu. donc bi ma ñëwee ci course li ma njëkk a remarqué mooy course léegi Thiès rek lañ koy dawal. te course toll na foo xam ne fi toll élevage bi da koo raw. ndax man bi ma defee samay diagnostic ak yëpp ba dugg àll bi gis naa ni tey bu fi gën a sori Sénégal ay 3 quarts ak 7 huit même ay 7 huitième a ngi judd si àll bi. te ay sareet lañ leen di mujj di takk xam nga war a ñu leen di bayloo ñenn ñi am ay wajat def leen élevage. bon ma toog déglu ay waxtaan ci panel yi daal man leen course bu ñu ko bëggee vulgariser. mu yegg fu ñu war a yegg il faut ñu dawalaat ko fépp. parce que bu njëkk ba 25 gox ñoo doon dawal course ci Sénégal mën nañ ci lim Gossas mën nañ ci lim fu mel ni Colobane mën nañ ci lim Mbos mën nañ ci lim fu mel ni Kokki ba Dagana gii donc si laa bindee projet bi juste man sama liggéey garde du corps la mais bi ma projet bi feebar bi dikkee ma am jot ci
ci laa jël 5 mois di bind projet bi mu tuddee ko émergence des courses de province mooy dekkal course mbapat 5 mois ma tëju si di bind di waxtaan ak ay borom xam-xam ku mel ni ay Sakhir Thiam ku mel ni ay Pape Seck Hacienda ak mag ñi ne si àll bi di waxtaan ak ñoom di regrouper ba bind projet bi dem jébbal ko Cheikh Niang. est-ce que yomboon na. yombul woon. dama doon bind di wax di kii vraiment mel ni nag sama papa dafa ma sol inspiration ci projet bi. si laa ko bindee yóbbu présenté ko Cheikh Niang. dem ba këram ni ko lii daal dama ko indi pour yokkute course. mu ni pour la première fois nit indi fii luy yokk course. mu metti nag ma war a taxawal ko nag. ba CNG may dem ak ñoom ba le 24 décembre lañ génne arrêté ministériel. nommé ma coordonnateur national des courses de province. bis bi ñu ma nommé muy jeudi. la départ Dakar. ñëw Thiès ànd ak sama mag Ibra Diop. ànd ak Baye Maguette Ndiaye Lo bu Daara. ànd ak Baye Samba Ndiaye bu Njaañ. ànd ak Baye Cheikh Sarr Sey bu Mux. ànd ak Ousmane Alpha Ndiaye Diop doomu Ousmane Diop. ñi dugg àll bi. ma daal di jaar Dagana installé cellule départementale Dagana. xam nga jógee Dagana dem sama ouverture Fouta. yegg Matam. bi ma demee. di def ouverture bi foofu le 20 ñu ngi def ouverture bi le 29. la ñu dawal foofu donc xam nga def suñu ouverture. est-ce que Ibou Sarr yow nga ne tànga ne nga yombul te course xam nga defal ko yombul. waaw comme ñoom yow boo ko organisé si àll bi engagement ni mu demee wala sponsor bu ne sa ginnaaw. waaw xam nga àll ay branlo ne si ginnaaw. waaw xam nga àll bi. dafa am gox yoo xam ni du ma ko tuddee dekkal ndax ñoom mosuñu koo bàyyi. dëgg la fu mel ni tey Bulal. waaw mosul bàyyi dawal mbapat. dëgg la fu mel ni Dagana. mosu ñoo arrêté di dawal Fuuta gee ma dem mosu ñoo arrêté. Matam 30 hippodrome nga fa. fi ñu toll ñoom ñu ngi seen 4e journée. ñu ngi seen 4e journée di ko dawal. donc dafa am gox yoo xam ne dafa dee carrément ma ñëw di ko dekkil. yombul. parce que man fi ñu toll aw ma subvention aw ma dara mais ay sponsor laa am. ñu ngi dawal ay catégorie 200 000 francs ci àll bi. fi ñu toll mbas mee tax mais normalement sama premier open national waroon naa ko dawal Thiès février. parce que dama gox bu nekk dafa am ay coordonnateurs locaux yu fa nekk. est-ce que Thiès taxaw na. Thiès taxaw na Thiès moom mooy. mooy président fii nii. bon Thiès fi ñu toll tournée bi def naa Dagana ak Fouta mais dama ko waroon continuer mais feebar bee tax. mais Thiès bu ma ñëwee damay am benn collège boo xam ne rek. ñoom ñooy organiser open yi parce que ñun dañu am li ñuy wax benn cellule nationale. cellule nationale bi mooy gérer mais gox bu ne da nga am sa cellule. sa cellule boo xam ni moom mooy da ngeen am autonomie di dawal. léegi man damay def ñaari dimanche yu ñu dawal si àll bi ma dajale leen fu mel ni Thiès wala fu mel ni Louga dawal open national jël par exemple gox yi par exemple Fouta am nañ 4 journées tey boo demee si naaru góor yi fas wu ñuy wax Afrique moo am ñeenti premier foofu xam nga tey bu ñu doon dawal waa Fouta dañuy indi seen meilleur fas yi waa Waalo parce que dama koo dagg dama delloo si waat démb dama koo dagg Fouta Waalo Bawal Kajoor Jolof xam nga Sine Saalum Tamba ñooñu ñëpp ñu ngi si biir am nañ groupe panel kon groupe bu ñuy wax dekkal course mbapat on a plus de 230 personnes defe naa moom groupe bu ma gën a répartir au Sénégal amul si groupe WhatsApp groupe boo xam ne foo dem Sénégal am na ñu leen représenté. waaw Ibou bëggoon nañu xam course mbapat yan fas ñoo jaw comme ñun suñu fas yi comme course ñun épique Sénégal. waaw fas yan fas ñoo am droit comme tey boo na engagé ëpp mi yan fas ñoo am droit daw si mbapat. waaw course mbapat comme ni ma ko waxee nit ñi dañoo defe ni xam bu njëkk ba. da nga daan yor sa sareet bàyyi ba bisu course rek nga tekki ñëw dawal loolu nag dañ ko weesu léegi si àll bi. comme ni ma la waxee élevage dafa développé. ndax tey boo xoolee on a 4 ARA nationaux. am nañu Kébémer am nañu Mbàkke am nañu Thiès am nañu Kaolack donc élevage bi dafa raw course. te liy judd si fas si élevage ay 3 quarts demi cent. boo demee si course mbapat yi boo demoon tey fu mel ni Thiamène war a Bulal. waaw war a tey kokki ñuy dawal ay 3 quarts la ñuy daw si. ay kii mais léegi par exemple comme ni nga ko waxee. man tëjulu ma samay bopp samay buntu waa CNG. parce que tey fas bu musul am xaalis CNG am na droit ñëw daw si course mbapat. fas bu musul am xaalis. waaw te course mbapat aussi dafa am benn boo xoolee classification bi. dañoo ubbil benn porte. mooy boo demee article 12.8. dañ ni classification des chevaux locaux. donc léegi ubbil nañ ñu buntu. pour ñu mën a classifier ñun comme CNG dañuy classifier parce que da ngay ñëw 2 ans 3 ans 5 ans 4 ans xam nga kii parce que tey léegi dañoo tere natt amatul élevage dafa tere natt donc même ñun course mbapat dañuy classifier donc course mbapat comme li ma koy waxee avantage la pour ñu génnewaat ay jockey course yaa ngi manqué jockey keroog bi ma demee Matam ba gis xale yi dañoo mën a war
parce que tey Alpha Ndiaye ci mbapat la génnee Ibra Xayta ba nga dëkk ba Njaañ ci course ci mbapat la génnee Abo Mbay mii ne yàlla na ko yàlla yërëm te ma gaañoo démb Abo suñu kër ñu ngi ko jëlee cawaan muy war ndey bu naama booba ndey bu naama mi ngi tudd Nogoy sama papa jënd ndey bu naama maamam boole ko ak fas yu indi ko xam nga ma la donc yàlla na ko yàlla yërëm Cheikh Dem mu ndaw ñoom ñëpp sama papa da daan toog tey ay mag naan ko am na jockey bu benn xale bu nekk Njaañ am na xale bu nekk Dagana am na xale bu nekk fii noonu lañ doon génnee jockey yi donc course mbapat pépinière la pour CNG bi xam nga man fi mu toll maa ngi si ay projet pour génne ay jockey mais bu ma leen génnee dama leen di yóbbu ñu former leen mais dama bëgg a créer agence boo xam ni damay gérer samay jockey ku bëgg si man ngay ñëw si agence bi ay parfumeur aussi dinañ fa génn ay fas dinañ fa génn parce que fas yu mën a dawa ngi si àll bi ay fas yu njëkk yëpp si àll bi la ñu daan jëndee. daa fa bëgg ñu taxaw fa tuuti. mu lu gën a am solo lu gën a am solo course. muy joge. ma dégg nga ne am agent te loolu boo ko encore yaa indi wàllu bees si course. est-ce que liggéey boobu agent bi tey boo ko doon def est-ce que dina yomb encore xale yi boo récupéré yaa indi récupéré nga am sa gàlle boo xam ne day am benn kii boo xam ne yaa indi fay arrangé foofu di leen fa nekkal wala dem bu yóbbee yaa indi seen stage seen assurance est-ce que loolu encore dina yomb. waaw xam nga li may wax rek dans la vie. Innovation dafa baax dans la vie te course toll nañ foo xam ne tey ñu ngi bëgg a dugg ci course professionnelle. donc il faut que ñu innover. am nañ innovation yu bari yu ñu am yaakaar daal. vraiment émission bi neex na. maa ngi gërëm waa Thiès Prestige. di gërëm Góora di gërëm ñi ma fekk ñëpp ñoom Pape Samba ñëpp ak i vraiment di benn rek lañ man Thiès laa dëkk. période bi maa ngi Thiès. Dakar laa nekk mais maa ngi Thiès heure ma fi nekkee bu ma gars yi itteewoo dinaa ñëw. parce que télévision yi bari jaar naa fa expliquer projet bi xëy na ëllëg ma ñëwee sax duñu wax ci projet bi mais dañuy wax ci mbiru course en général parce que tamit course xam-xam la war nañu mën a waxtaanee nan la ñuy soigner fas nan la ñuy waxtaanee lu fas géej la li nga si da nga ciy xam benn partie rek mais mënoo xam lépp mais xam-xamu fas nag li may wax la defu ñuy gis la ak wax ñuy dégg te suñ papa ñun dañu doon def loolu ci nàmpatal ci loolu maa ngi sant gërëm vraiment kontaan naa lool nag si invitation Thiès Prestige yàlla na dem ba si yàlla na jëm si kaw ba daj ba dugg si bukkee canal yeeg fépp si àdduna ñi koy seetaan. émission bi nga amee nag. waaw fu mu ko yàlla jaarale. waaw su ma mel Mbaye parce que boo xoolee moom émission bi. moo ko indi imposé ko waa télé bi. moo mel Mbaye jabar Idrissa Seck. waaw lay wax si moom. Mohamed dañ koy gërëm. di ko wax ni Idrissa Seck moomu. muy nijaayam jaar na suñu kër suqi na. dëgg la Idrissa Seck boo waxtaanoon ak moom tey suqi na kër ga. fii tey intellectuel boo fi gis tey bu tekki si Thiès. kër Njaw jaar nga fa ñu suqi loola. Idrissa Seck maa ngi déglu benn interview boo xam da lay wax ni moom jaar na fa. bay wax sama nijaay Siré Fall bi nga xam ne moo yoroon ndey bu naama. xam nga donc tey autorité boo gis fii xëy na génération mujj bi ñoo fekkul mais mag moo fi laaj ak dinaa ne jaar naa kër Njaw jot naa laal si fas war a dara. vraiment di ko ñaanal ñu ngi lay gërëm. sant bu baax ñu wax comme ni nga ko waxee rek. desaan na dina la indiwaat fii ñu waxaat si fas boo waxaat si fas wala ngaa wax si fas. di tàggu waa Sénégal gépp rek di leen di wax ñoo ngi remercier suma gars yi suma booy nekk si kaaw bi mooy ay Runo Do ak ay ñoom Papis Malal Kan Samb ak Ousseyn Ndiaye di nuyu ñëpp daal di leen remercier incha allah di leen joxaan di daje rek ba émission bi ñëw incha allah rabbi di remercier Mohamed Mbaye ak sama réalisateur madame Ndiaye jigéen moo ne si xaar xam fu jigéen fu mu nekk day xaral di nuyu madame Ndiaye ak sama El Hadj Ndiaye boo yor son bi di wax incha allah rabbi ba beneen yoon rek incha allah